rafetlu seen taxawaay boo xam ne duñ ne gulet ndax depuis quelques années liggéey bu ñu fi def rek ñun ñoo ko ànd ñu àndoon di campagne et vous avez largement contribué à la victoire du président de la République ngeen nekk aussi ñoo xam ne ñu neex àndal ngeen à l'image de vos leaders nationaux ndax foog naa bu ñuy xool dans l'histoire politique du Sénégal yombut ñu gis fi coalition bu arrivé au pouvoir survivre toog ba mandat ba jeex mu commencé waat ñu ànde nañu ànde woon te loolu mooy li nga xam ne mooy nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar loolu lu muy tekki day tekki ne le président Macky Sall àndul ak ñoom ngir àndul circonstance mais dafa ànd ak ñoom ci ànd boo xam ne dañ ko fondé ci ay valeurs dafa ànd ak ñoom ci ànd boo xam ne dañu ànd dans l'intérêt général du Sénégal dañu ànd ci ànd boo xam ne dañ koo teg ci ngor dañu ànd ci ànd boo xam ne dañ koo teg ci ak nawlonte ànd boo xam ne ak soppante da ko lal loolu moo sabab ànd bi mën a yàgg ba nëgëni loolu moo tax des hommes d'État yu mel ne le président Moustapha Niasse Ousmane Tanor Dieng mi ngi fi woon yàlla na ko yàlla yërëm tey jii Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi présidente ak mboolem alliés yi nga xamante ni ñoom àndal ñëpp nga xam ne c'est de grands hommes d'État ñoom ñëpp ñu nangu maase ànd ak moom ngir di liggéey réew mi sunu borom nañu dimbali ba loolu ñu seq ci ay jéego yu am solo parce que pendant plus de 7 ans chaque année Sénégal am na taux de croissance boo xam ne ëpp na 6 ba jàpp 7%. ren jii ñu dugg ci ay circonstances yoo xamante ne bii du ñëw dal ci suñ kaw ñun ñëpp la mu ne kat damay woote boo xam ne du ma awma ci xej awma ci seen mbooleem Sénégal yëpp lay tàllal loxo mbooleem couche sociale nekk ci réew mi yëpp laa ciy boole. ci biir loolu président Idriss Seck bokk ci maa ngi leen di nuyu yéen ñu ko fi teewal muy Mohamed ak Manel ak Moustapha Male ak mboolem ñi nga àndal ñëpp te xaj na gisuma leen président Idriss Seck nangu loxo boobu nga xam ne moom la ko président Sall tàllal te ku ne xam na ne moom Idrissa c'est un homme d'État bu am expérience bu avéré bu am xarañte bu avéré boo xam ne am na loo xam ne mën na ko doole réew mi mais la ci ëpp solo tey jii wane ne nañ Sénégal moo ko gënal boppam loolu moo tax mu nangu ñëw toog ci wetu président Macky Sall ànd ak moom partager vision di bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko nar a mettre en œuvre ngir que Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ñu jóge ci ngir que Sénégal avancement yi nga xam ne mi ngi ko doon def jéego ya mu doon dox ñu gën ko mën a yokk pour Sénégal mën a jëm ca kanam ci loo xamante ne bii mooy nekk intérêt mboolem Sénégal yëpp. kon ñu ngi leen yóbbante ci moom ay sargal ak ay félicitations di rafetlu li mu def mu xam ne il a le soutien de toute la coalition ici réunie et que ñu ngi leen dalal jàmm également dans la coalition. ngeen xam ne bis ni ki tey li ñu fas yéene ñun dey moo di ànd ak yéen liggéey ni nga xam ne noonu la kilifa yooyu joxantee loxo. li nga xam ne ñoom noonu la ñu nekk benn tey ji ngir intérêt Sénégal loolu si moo tax ba au niveau local ñu fas yéene ànd ak yéen di sumbanoo bokk li nga xamante ne bi également mooy li ñu ñor parce que lenn ñoo ñu dul rek développement réew mi parce que yéen ànd ak yéen ci ànd boo xam ne ànd bu rafet la comme ni ñu ko doon ànd ak ñoom Serigne Bass mi mu nekkoon ànd boo xam ne ànd bu rafet la kon dañu leen dalal di leen sargal di leen féliciter di leen tàllal loxo di leen xamal ne ñun ñëpp kenn ci ñun ku ne existence am nekkul li nga xam ne mooy li am solo ses ambitions personnelles nekkul li nga xam ne mooy li am solo la seule chose qui vaille aujourd'hui c'est l'intérêt du Sénégal parce que ñun ñëpp dañuy jàll bàyyi fi réew mi te réew mi dañ ko donn ñun ñëpp ndax maam mi kenn moomu ko ci suñu ay maam ci suñu ay wajur te am responsabilité war ko jox suñu ak njaboot dans un meilleur état
ci bi nga xamante ne bii ci lañu ñu ko joxe woon loolu nag dafa laaj bennoo dafa laaj ànd dafa laaj ñun ñëpp ñu boole suñu ay force xam ne kenn ku nekk ñun am na loo xam ne Sénégal defal nanu ko loo xam ne xaj na mënuloo ko sa bopp ñi fa jàng ñëpp contribuable ñoo fay seenum njàng képp koo xam ne yaa ngi fi nekk di commerce ba réussir également réew mi moo teg condition yoo xam ne moo tax nga mën a def loola kon ku ne rek am na njëkkoon loo xam ne war na ko delloo réew mi kon loolu moo tax ba kenn ku nekk ñun war a effacer ses intérêts personnels kenn ku nekk ñun war a effacer jëmmam jël li nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp te wër te yàqu mu di Sénégal teg ko ci suñ kanam ànd liggéey ko te ñu xam ne bu ñu nekkee benn tàppe xol yi Sénégal maanaam dara mënu ko résister ndax sénégalais ci boppam moom la suñu borom may te ndam li nga xam ne am nañ ko ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex Covid 19 nga xam tey gi daanaka mën nañ ne jeex na ci réew mi wala en tout cas wàññi ko def bu baax a baax a baax te fépp foo dem ci monde bi fekk fa tey jii ñu naan des centaines de milliers ma nga leen dal loolu day wane rek ne ñun bu ñu àndee nekk benn dara mënuñu të kon nag dañuy sant yàlla ci lii nga xam ne am na te ñun day ñu koy rafetlu di aussi fas yéene jàpp ak suñu fukki loxo ak juróom benn di ci indi suñu soutien total inconditionnel ngir que ñun ñëpp ñu àndandoo tabax réew mi liggéey réew mi xam ne les intérêts particuliers ne valent rien du tout par rapport à l'intérêt général qui est la seule chose qui vaille maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh